pétrole ak gaz lampe coupé amuñu këriñ fan. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme niñ ko defee woon bële passé ci manifestation askan wi ne ci ginnaaw collectifu aar lu ñu bokk ñuy dellu si waat tey aussi ci ñaareelu manifestation bi nga xam ni amaloon nañ ko ci aljuma ji 21 juin 2019 ca allée du centenaire ñuy dellu si ci temps fort yi maanaam moment yi marqué boobee ñaxtu gannaaw bañ ci defee ab analyse wax itam initiative yi nga xam ni jël nañ ko ci bés boobee proposé leen itam yenn déclaration phare yi nga xam ni defoon nañ ko ci bisu manifestation bi di ay sénégalais yi fa teewoon ay leader politique ak ay acteurs société civile lépp la leen di déggalal permettre leen ngeen dundaat ko ci ñu ko jot a suivre wala ngeen xam la fa jotoon xew ñi nga xam ni jotuñu woon suivre boobee manifestation wala teewuñ fa woon. li ñuy njëkk a jàpp ci manifestation bi ñu amal ci aljuma gi mooy dañ ko autorisé woon te loolu yaakaar naa ni soxlawuñ di ci gërëm préfet bi parce que loolu mooy li yoon parce que il faut que nit ñi xam que ni interdire manifestation boo xamante ni nii bu pacifique la di amee ci jàmm interdire ko. loolu mooy violation lii di loi sénégalaise mais autoriser ab manifestation loolu du lenn lu dul appliquer li constitution sénégalaise wax maanaam may képp kuy citoyen sénégalais bu bëgg a dox ñaxtu wala def ab sit-in muy toogaanu wala organiser ab événement citoyen dañ la ko war a autoriser parce que suñu loi moo ko bind tënk ko autorités yi nag war ci sukkandiku ñàkk autoriser ab manifestation mooy jalgati yoon loolu faaw mu leer. mais autorisation boobu itam teewul ñu souligner benn mbir muy doxalinu préfet parce que lettre bi nga xam ne moom lañ ko envoyé ngir manifestation bi def nañ ko ay bés laata aljuma maanaam bis bi ñuy amal manifestation bi mais dafa bàyyi ba ci bés bi ci bisu aljuma ji ba ay waxtu des ci manifestation bi nga xam ne dañ ko organiser woon à 15 heures muy soog a autoriser manifestation boobu noonu te loolu tax na ñu bari ñëwuñ parce que ñu ci bari ci sénégalais yi dañuy tiit wala di jiixi jaaxa ñëw mais autorisation bi bu fekkoon ni teeloon na ñëw par exemple ci veille bi buñ ne suba la manifestation bi wala quelques jours avant muy jot mbooloo bi fa ñëwoon takku lool dina ko romb lu bari parce que day gën a xiital nit ñi ñu ñëw teew fësal li leen métti donc message la bu ñuy lancé kii di préfet bi bu amatee ab appel à la mobilisation mu autoriser ko ci nu mu gën a teelee mobiliser ñii di way takk der yi force de l'ordre yi ñu sécuriser doomi aadama yi fay teew pour que mbir yi bañ a déborder te yaakaar na ni beneen yoon dina ci bàyyi xel. ñaareelu mbir bi ñuy jàpp ci bésu manifestation bi mooy mobilisation bu takku bi sénégalais yi def sénégalais yi génn nañ massivement wane ni mbirum pétrole ak gaz bi ñor na leen te nag taxaw nañ temm ngir xeex défendre li nga xamante ni mooy seen alal jusqu'au bout comprendre nañ que ni mbir mi du ay affaire mouvement ay affaire benn doomi aadama wala ay affaire parti politique preuve bi mooy bésu manifestation yi amul dara lu fay ndiru ab meeting politique ku fa ñëw rek sa t-shirt aar lu ñu bokk nga sol wala nga sol sa maillot équipe nationale bind ci ñu delloo li nga xam ne mooy sa pétrole ñenn ñi dañu liggéeyi ba wàcc jaar fa ña ca des bàyyi seen activité ngir ñëw xeexal seen réew défendre intérêt ay génération yi nga xam ne ñoo war a ñëw. li gën a tamit attirer suñu attention mooy teewaayu ndaw ñi ci lim bu takku nag même bu fekkee ni amoon na ay mag moo xam ay yaay booy wala paay mais ñu ci ëpp booy seet ci manifestation boobu noonu ñi ci teewoon ay jeunes lañ ay ndaw te loolu day wane maturité bi nga xamante ni mi ngi ci jeunesse sénégalaise bi ak tamit développement wu seen réew ni mu leen ñoree xam nañ ni xeex bi tey xeexu ndaw la parce que suñu mag yi daanaka wàccoo nañ ak ñun ku ci nekk yar nañ la bi nga tollee ci jàng yóbbu nañ la daara wala ñu inscrire la école ba pare na gunge la bi nga tollee ci wutum xëy wala jàngi métier am nañ patience su bàyyi la nga matale ko mais nag ñoom dafa am fu ñu yem am na foo xamante ni ñoom seen pouvoir eggu fa dañ lay gunge rek maanaam bu fekkee ne nga toll benn moment yow yaay jël ses responsabilités ne nag mbir mi man la yow yaay xeex xool naka nga ciy génnee te lépp jaar yoon waaye itam xeex saa yu sa réew soxlaa. dafa am ay mbir yoo xamante ni ci àdduna ndaw moo ko mën a def Thomas Sankara bi muy def révolution Burkina Faso 34 ans kese la amoon fanweeri at ak ñeent fii ci Sénégal
Cheikh Anta Diop bi muy wan tubaab yi àdduna gépp que Afrique fii la doomi aadama soqee ko fii la lépp tàmbalee 28 ans la amoon ñaar fukki at ak juróom-ñett. ci wàllum diine Cheikh Omar Fouti Tall bi muy dem ay Niger Sokoto Caire ba ni muy yore tiituru xalifu tarixa suufi Tidiane 30 ans la amoon fanweeri at. Cheikh Ahmadou Bamba naka noonu bi muy sanc dëkk bii di Touba 34 ans la amoon fanweeri at ak ñeent. El Hadji Ibrahima Niass Baye bi muy xamal ni moo donnu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di wër àdduna pour tasaare li nga xam ne mooy fayda Tijaniya 30 ans la amoon fanweeri at. ki gën ci ñun muy Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bi muy tasaare diine l'islam ñu ëpp ci ñu ko wuy si ay ndaw lañ moom Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dem sax ba tabb Ousama ibn Zayd ci bopp armée pour xeex noonu l'islam yi te jamono jooju Ousama ibn Zayd mi ngi am 17 ans fukki at ak juróom-ñaar. mën na leen jox ay exemple yu dul jeex fii ci Sénégal wala sax bitim réew yuy wane ni ay xeex yu bari yu am ci histoire doomu aadama ay ndaw ñoo ko porté ñoo ko xeex. li ñu leen limal ni firndale rek pour wan leen ni naka la ñu war a taxawee jàmmaarloog affaire bi nga xam ne mooy affaire pétrole ak gaz bi parce que buñ ko réglé lépp jaar yoon ñu renégocier contrat yi sanctionné saay-saay yi nga xam ne ñoo làkkatu ci ginnaaw di def seeni mbir ba ñu tàmbalee exploiter li nga xam ne mooy ressources yi jeunes yi ñoo ci bénéficier wu ak seeni doom ak seeni sët yi nga xam ne ñooy ñëw donc combat bi seen combat la te itam ëllëg ku ci nekk di nga rendre compte ku toog banque say loxo suba say doom wala say sët dina la laaj yaay wala papa wala sax maam lan nga defoon ci jamono ji Macky Sall di nasaxal alalu Sénégal muy pétrole bi muy gaz bi jël nag lu ci gën a am solo jox ko tubaab yi. loolu lépp lu jar a bàyyi xel la te dañuy saluer engagement wu ndaw ñi ci dossier bii nii te jàpp nañ ni mobilisation yi day gën a am solo gën a am dayo ci ndaje yi nga xam ne mooy ñëwaat parce que lu ñuy gën di dem yeneen i ndaw yeneen i sénégalais moo xam at bu ñu am di yeewu di xam que ni nekkatul période boo xamante ne ni dañuy toog ba nga suñu loxo ne suñu yoon nekk si dafa jeex. lu ñuy gën di dem rek mbir yi di gën a leer moo tax duñu mës a tàyyi ci wax. am na itam benn mbir bu am solo te loolu dañ ciy gërëm ñi nga xam ne ñoo teewoon ci manifestation bi mooy yar ak teggin bi nit ñi amoon bi ñu teewee. dañu ñëw ci dal civilisé amul ay saaga ak ay wax yu ñaaw amul woon benn intention pour créer li nga xam ne mooy désordre. comme niñ ko waxee woon rek ci benn vidéo ku ci nekk da nga ñëw wax li la métti pare jox kàddu keneen mbir mi jeex ku ci nekk dem doxiwaat sa yitte. te yaakaar nañ ni loolu wute naag li yenn yàqkat yi doon wax naan gars yi daal lu ñu bëgg a taal réew mi mais comprendre nañ genre discours yooyu parce que ay pexe la pour empêcher nit ñi ñu génn tiitloo leen. parce que xam nañ ni nit ñi lu ñuy gën di génne di manifester di fësal li nga xamante ne nii mooy seen nakar ci anam gi ñuy pasaree li nga xam ne mooy seen alal pression bi day gën a nekk ci pouvoir bi te dinañ obligé céder doole askan xajul ci nguur ak lu mu am pouvoir ak lu mu bari pexe bu peuple bi taxawee temm pour aar li nga xamante ni moo ko moom day dellu ginnaaw. li ñuy wax nit ñi rek mooy ñu continuer ci même lancé bi bu mu am xeex bu mu am saagante bu mu am yàq parce que lu fi yàqu rek ëllëg bu ñu jotee ci suñu alal ci xaalis boobee ñu jëlee ci pétrole beeg gaz bi lañ koy defaraatee kon na ñëpp dal manifester pacifiquement wëyal nag plan d'action yi ci yar ak teggin. dañuy faral di wax naan pétrole dëkk bu mu feeñ jur fa fitna waaye nag Sénégal moo nar a nekk exception bi suñu pétrole incha allah dinañ ko régler ci jàmm tant que pouvoir bi fi nekk mi ngi bàyyi nit ñi di fësal li leen métti te itam di dénoncer manigance yi nga xam ne ñu ngi koy def ci seen alal. jamono ji nag bu weesoo manifestation yi am na ay plainte yi nga xam ni annoncé nañ ko jaare ci collectif aar li ñu bokk bi nga xam ni sénégalais yépp ñoo ci nekk jamono ji am na plainte bu ñu annoncé Londres ak beneen plainte bu ñuy annoncé États-Unis ak tam fii ci Sénégal même bu fekkee ne amuñ ci yaakaar ak justice bi nga xam ne moo fi ne ñenn ñi xëy na peut-être dinañ laaj lan moo tax ñuy porter plainte ci bitim réew. lu tax loolu parce que BP Corporation bi nga xam ni mooy actionnaire majoritaire entreprise britannique la beneen actionnaire bi di Cosmos entreprise américaine la donc plainte yooyu noonu dina tax seeni justice réew ibbi ab enquête pour xam que ni mbir mi affaire de corruption la. te loolu am nañ ci yaakaar parce que ñoom seeni justice mënuñu ko méngaleeg suñu boss yi nga xam ni président bi mooy chef moo leen di dicter moo leen di wax ñuy def. foofu même président yi dañ leen di topp ci yoon ak ay yeneen autorité bu leen impliqué ci ay affaire corruption te dañ leen di teg ay daan yu métti te loolu duñ ko gis suñu réew yi
donc ak preuve yi nga xamante ne nii gars yi am nañ ko ci dossier Petro-Tim bi ak corruption bi ñeel Aliou Sall ak Macky Sall te mu leer nañ parce que am na ay papiers yu koy prouver mi ngi fi. am nañ 1000 chances pour que ñu annuler contrat yi Sénégal récupérer waat li nga xam ne mooy alalam xool nag après naka la ciy def même bu fekkee ni jamono ji Franck Timis moom daw na c'est des parts yi nga xam ne amoon na ko ci mbir mi parce que dafa tiit ñu topp ko ci yoon parce que affaire yi instant yi atteindre na niveau boo xamante ni nii ñoom maîtriser tuñ dara donte daw na cour yi nga xam ne ñoo war a enquêter dinañ topp mbir mi ba fa mu tàmbalee donc bu leen sax bàyyi xel ñiy wax naan mbir yi c'est trop tard. mën nañu récupérer suñu pétrole ak suñu gaz te sax fa lay dàqee parce que dinañ am possibilité nekk actionnaire majoritaire maanaam lépp lu tukkee ci alal ci ressources yooyee ñu moom ko mu mën a dellusi ci askan wi. léegi nag balaa ñuy jeexal dañ leen di dégtal ci lu gàtt quelques déclarations yi nga xam ni def nañ ko ci manifestation wu àjjuma 21 juin 2019 ca allée du centenaire ñu déglu leen. nag Sénégal dañoo taxaw tem fas yéene xeex loolu parce que doomu réew mooy tabax réew kenn du ko paccoo dañ koy pencoo ñun ñëpp ci lañ bokk dañoo war a aar li ñu bokk pour ngir li ñëpp bokk ñëpp jot si. seeni multinational ak seeni état yi leen di ngémb ñu ñëw di jël suñu ressources jaaree ko ci suñu leaders yi nga xam ne c'est des corrompus, c'est pas des patriotes et ils n'ont aucune fierté nationale. Je veux leur dire que loolu dina jeex ci suñu tey. Restons mobilisés beneen yoon bëgg naa suñu wootee fii ba place de l'Obélisque na fees dell ay ces manifestations la ñu mun ko def partout dans le Sénégal. Et ce combat-là, Inch'Allah, je peux vous garantir qu'on va le gagner. Merci beaucoup. jox ñu suñu wàll ci pétrole bi Macky Sall jox ñu suñu wàll ci pétrole bi wari ko fii 800000 ban ak sama doom Macky Sall jox ñu suñu wàll ci pétrole bi Macky Sall jox ñu suñu 400000 800000 wari ko fii Macky Sall jox ma sama 400000. pétrole ak gaz lampe coupé amuñu këriñ fan la. donc vidéo bi tay loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.